ci xibaar yi wàllum tàggat yaram football Teungueth FC jël pay jiitu ci pàcc bu njëkk bu championnat bi waa Teungueth ci gagné démb waa Douane 2-1 di maanaam ñaari bal ci benn yaatal gi ci sport weekend lay doon na mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su dinañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Amady Ndiaye moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak mbirum Lamine Diack moom mi fi jiite woon I2AF di kuréel gi teew wàllu athlétisme ci àdduna bi yoonu France kon doon ko topp mu war a fay caution bu toll ci ñetti téeméeri million ngir mën a ñibbisi fii ci Sénégal waa Jaraaf bu Dakar ñoom nag xam ne daal ne noppi nañu ngir dajale koppar yooyu mën ko fayal su ko defee Lamine Diack daal di mën a ñëw bisi fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci APS dogal boobu nag ñi ngi ko jël gannaaw ndaje boo xam te ne waa Jaraaf ñu ngi ko doon amal ñoom nag ñi boobu ba léegi nag ñu doon wuti koppar ngir mën a fayal Lamine Diack mu mën a ñibbisi fii ci réew mi Lamine Diack nekk ci résidence surveillée ca France atum 2015 ba léegi ñu fàtte de moom Lamine Diack nekkoon na fi président équipe boobu di Jaraaf. RFM rajo askan wi. wax lu soxal wàllu njàng mi ak G20 di mbootaay gu ëmb ay syndicat jàngalekat grève lañ fas yéene amal àllarba ak alxamis bi ñu dëkkmal loolu nag ngir ñaawlu yéexaay yi am ci wàllum kayit yi waaye tamit leneen lu leen yitteel mooy ñu xoolaat atu retraite gi daal di koy yokku dañ ci déglu Gougne Niang di njiitu G20 ci jokkoom ak Ndeye Mati Dieng. suñuy ñaxtu lu ñu soxal la moo tax ñu demandé jàngalekat yi ñu banque seen loxo à partir de 10h le mercredi 21 jeudi 22 ñëpp arrêté cours yi loolu nag lu tax ñu def ko mooy dañu bëgg lenteur administrative yi ñu régler ko une bonne fois pour toutes parce que benn signature warul nekk ci bureau ministre toog fa une année c'est pas possible rappelu validation intégration ak reclassement yi nañ ko def nu mu gën a gaawee fay rappel yi ba pare nag xuuf biñ koy xuuf ndax impôts yi ñu xoolaat ko parce que mënuñu comprendre que ñu war la fay 3 millions suñu lay imposer ñu imposer presque moitié ñu rééquilibrer système de rémunération bi parce que am na ay études yu ñu def état bi sax moo ko commandé dañ nekk ne dafa am déséquilibre en défaveur des enseignants que di DMC bi nga xamante ne daf fi mosoon nekk di jàng dimbale agent de la fonction publique yi pour ñu mën a am logement ñu delloo ko fay ko parce que crédit revolving ba lañ ñii remboursé ñoom ñoo war a financer ñi nga xamante ne dañu soxla prêt état bi nag pour ñun dañ koy assimiler sax à un détournement parce que chaque année dafay am xaalis sax bu ñuy voté pour DMC boobu waaye duñ ko joxe moo tax ñuy wax ne boobu aussi nañ ko dégelé ñuy wax aussi ne que ne fonctionnaires ak décisionnaires ne leen mettre dans les mêmes conditions te kooku dafay laaj ñu modifier la loi 74 347 12 avril 74 pour permettre décisionnaires yi suñu leen di reclasser ñu voyager avec 40% de leur ancienneté ñu laaj aussi jàngalekat yi ñu jox leen ñu am possibilité dem ba 65 ans parce que dañu gis ne ki ñu bëri ci ñoom suñu demee retraite du ñu plafonné donc ku bëgg a dem ba 65 ans dinañ ko may jàngalekat yi comme ni ñu ko mayee médecin yi. mu nekkoon Gougne Niang njiitu US kon nekk jamono ji ci jiite G20 di mbootaay gombu ay syndicat jàngalekat des ba léegi ci njàng mi wala njàng mu kaw mi université Cheikh Anta Diop déggoo am diggante ñi nga xam te ne ñoo njiit la ak étudiants yi ndaxte ñi ngi di xam te ne mooy kuréel gi di assemblée bu université daañu xoolaat dogal yi nga xam te ne di daan ni ñi tegoon ci amical yi daal di koy dakkalegum nee na nag daañu xoolaat dogal boobu waxtaan ci seen biir ngir xool ban dogal lañ ci jël étudiants yi tamit nee nañ daal dinañu ñoom tam jàppale leen ci lu jëm ci wàllum chambre yi nekk yi ak képp ku nekk lu étudiant kon dootoo mën a nekk foofu la ci université loolu tukkee ci ndaje boo xam te ne kilifa université yi ak ndaw étudiants yi seqoon nañ ko dañ ciy déglu ki di médiateur bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar professeur Ndiasse Diop. léegi dañu bëgg néeg yi nga xam ne ni dañ koy séddale jaarale ci yoon wu nga xam ne nii dañ koy wéer ci lu dëggu te mën a yàgg loolu nag mënul nekk lu dul comme étudiants yi dañoo ñëw université Cheikh Anta Diop pour jàng ku nga xam ne nii yaa ëppale ay résultats yaa gën a baax ay résultats commencé jox la yow néeg di ko joxe di ko joxe ba mu egg fa nga xam ne nii daanaka fa la excellence ba yem waaye nag dañ ni am na ñoo nga xam ne xëy na waruñu leen a appliquer règle boobu maanaam mooy ñi nga xam ne dañoo am ay handicap wala ñi nga xam ne dañoo am feebar yu war na tax ñu jagleel leen logement yu nga xam ne du rek mérite universitaire mooy tax ñu joxe ko mais dañ ci seet itam ku wàññi ko léegi nag loolu biñ ko waxee étudiants yi xam ni ñoo représenté seen i camarades nee nañu d'accord nañ ci loolu d'accord nañ ci ni ñoom dinañ ànd ak ñi yore COUD
ngir ñu xoolandoo saytondoo lépp lu nga xam ne nii nekk na ci kudd te waratu foo na nekk ñu fexe ba loolu ñu génne ko foofu. directeur bi nga xam ne nag moo jiite université jiite conseil restreint boobu ñu doon wax moo jëlan mesures yi jiite aussi conseil d'administration bi nekk kudd moom nee na doon def kéemtalaay kàttanam moom directeur du kudd fexe ba amicale yi ñu bàyyi leen waaye ci anam yu bees lépp luy violence buñ deetee renouveler ay élections yooyu yëpp ñoom engagé wu nañ ni dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba violence du ca bokk. mu nekkoon professeur Ndiassé Diop di médiateur bu université Cheikh Anta Diop di kiy dox tànku jàmm foofu la ca université ba gannaaw njàng mi ñu wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram ak mbirum garab yi nga xam te ne dañ ko jàpp ca Patte d'Oie ci semaine bi di garab yoo xam te ne ana ñu duggee ci réew mi teguwul ci yoon ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram daal ci addu Abdoulaye Diouf Sarr ñaawlu loolu nee na ñi def lu ni mel dafa mel ni daanaka ay nit mën nañ see jàppale ñuy feet ba kenn nee na nag yoon dina leer mbir ba mu leer nañ ñu déglu kàddu yu ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci micro TFM. ñu ñaawlu la loo xamante ne vraiment bi ñu ko déggee lu ñu ñaawlu la mais comme que dossier la boo xamante ne daf ñu amal solo lool parce que ñi ko def li ñu def crime la pour ñun donc il faut que ñu bàyyi justice bi mu def liggéeyam mais li ma mën a wax en tant que ministre de la santé et de l'action sociale mooy képp ku si tax si mbir mi rek liñ la war a daan danañ la ko daan te dañ la ko daan te sax duñ si sax hésiter parce que li jëm si garab dafa nekk loo xam ne bu sooxee système de santé rek système de santé bi yëpp mooy yàqu. La convention Médicrime Sénégal donc ratifié na ko depuis quelques mois moo tax tout à l'heure ma utiliser le mot crime parce que en réalité lu mel ni moom du ñu bàyyeeti mukk muy soxel suñu système de santé moo tax danañ si taxaw avec beaucoup de rigueur beaucoup de vigilance dinañ tirer toutes les conclusions képp ku si tax rek incha allah yoon dana la daal. nekkoon ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ci micro TFM yëkkati yoolee kàddu gannaaw ndaje boo xam te ne waa Benno Bokk Yaakaar ñi ngi ko doon amal démb ci samedi ji démb bu rawatina ci dëkk bi di Fissel Mbadane ñoom nag li ñuy jooy mooy ñàkkum ndax ci gox xaat yu bëri naka noonu tam wàllum courant tax sax ñu doon wane seen bopp nekk ci mbedd mi doon manifester takk ay morceaux yu xonk dañ ciy déglu kenn ci ki yor seen kàddu kon mat seen ci micro Abdourahmane Diallo. bokk na ci li ñuy kaas te mu war a am Fissel ndangal ma war nañ koo godorone fi mu nekk am na ñoo xam ne buñ toggee ceeb sax bëggatuñoo la ko xooñ ndax raaraaw Fissel ndangal ma financement ndaw yi ak jigéen yi mu ngi dugg ci biir commune yi te Fissel gisu ci boppam lan moo tax loolu ñi nga xam ne ñooy suñu njiit nekk ci mairie bi doxaluñ fi dara seen bopp lañ fi nekkal boo xoolee lampadaires yi ñu ngi koy séddale ci biir commune yi Fissel lu ñuy séddale ci biir commune yi Fissel resta lañ ko jox mbalit bi lañ koy séddale am na ñoo xam ne dañuy jox 5 kilomètres buñ bëggee accoucher tak sareetu mbaam wala sareetu fas nañu taxawu commune Fissel ci wàllu santé bi ndax jigéen yi sonn nañu ci santé loolu yëpp rôle mairie bi la te war nañ cee taxaw il lancé appel gouvernement bi action ñëw na APR moo fi gagné woon 100% mais bii di ñëw Fissel taxaw na pour sanctionner électoralu Fissel buñ taxawul Fissel bu jigéen yu bari guddi la ñuy root dañuy yeewu 5 heures du matin seen wala 4 heures seen robinet di xoolalo li kañ waay nañu gëstu nguur bi nañu gëstu Fissel gouvernement président Macky Sall na taxawu Fissel na gëstu Fissel gëj na teg tànkam Fissel ba mu faloo ba léegi tegul tànkam Fissel te ba muy waaj a falu ñëw na Fissel dafa war a ñëwaat. mu nekkoon Mat Sène kan moom soxna si doon wax ci turu waa Fissel Mbadane nekk ci diwaanu Mbour ñoom ñuy laaj ndox nag noonu tam courant ñeneen ñuy laaj ndox tam di askanu Bakel ñoom ñeenti fan a ngi ni ndox amu fa li ko waral mooy ay jafe-jafe ci wàllum forage bi neneen nag appal nañu nguur gi fii ki waxtu ñu lijjanti problème boobu buñ ko lijjantiwul nag ñoom daan wane seen bopp Ndiaga Guèye kenn ci waa Bakel yi ay kàddoom ñu déglu ko ci. nag dañoo nekk ci njàqare boo xam ne nii njàqare ak tiitaange lañ fi nekkee ndax li ko waral moo doon lu toll ak juróomi fan a ngi nii Bakel amuñu ndox mu ñu naan amuñu dara te nekk ci dund ci loo xam ne ci waxtu koor la ñu nekk ñeent fukki degré ak juróom 44 degré ñu nekk ci amuñu ndox kenn sangootul kenn naanatul lii doy na njàqare bu fekkente ne njàqare rek li ñuy wër daal fi mu nekk doy na waar te itam askan wi tiit nañu loolu bokk na ci li nga xam ne fi mu nekk mooy suñu jafe-jafe li ñu bëgg nag moo doon gouvernement bi réglé ko gis nañ ne nag mbiram ndox moom ci Sénégal mi ngi bëgg a nekk loo xam ne
ni problème majeur bu Sénégal mi ngi nekk ndox ndax foo dem ñu ngi coowal ndox bi boo waxee ñu naan OFOR ñu wax ministre bi nga xam ne moo yor wàllu ndox bi na ko jima réglé parce que département Bakel dëkk ak Ndakaaru dafa soree lu tolloog loo xam te ne bi toll na ci juróom-ñetti téeméeri kilomètres nga xam ne buñ fa jógee bala ñu ne dañ koy defar ñu ne ñu koy defar duñu jógee Tambacounda ñu koy defar duñu jógee Kaolack ñu nekk fi askan wi nekk di bëgg a dee nekk ci waxtaw koor loolu métti na jamono bi ñu toll nii loolu daal mooy suñu jafe-jafe ñi ngi ñaan nag ministre bi mu saafara ko ginnaaw ba loolu jàll ki nga xam ne mooy njiite réew mi war na xoolal mbiri ndox mi bu baax a baax ndax joowal ndox daal mi ngi bëgg la jël Sénégal indi na Sénégal jow bu fekkente ne da ngay am nga ndox di fay facture boo fay ndox di fay facture te doo ko am rawatina dëkk bii ñu nekk di Bakel nekk foo xam ne 44 degré tey jii ñu toog ñu naan ñeenti fan gis naa ñoo xam ne ni mënatuñoo rox ay teen lañ doon roote dem ci dex gi te dex gi dégg ngeen ne barki démb ñetti nit a ngi ni faatu ji yoo xamante ne bi dugg ci dex gi te xamuñ ko leen ko yóbbee ñun daal su fi ne sonn nañ Bakel sonn nañ ñu ngi woote wallu ñu ngi woo ministre bi yor ngir yàlla ak Rasulullah dimbali lii ñu ngir ñu mën a am ndox moo xam ne mën nañ ko daal wala jëfandikoo ko lii rek mooy doon coow li mu nekkoon Ndiaga Gueye doon wax kon ci turu askanu Bakel ñeenti fan kon amuñu ndox mu ñu naan dem ca beneen dëkk ak geneen i jafe-jafe di Lumène di dëkk bu nekk ca diwaanu Kaffrine ñoom nag wàllum wér-gu-yaram moo jafe ci ñoom rawatina bu ñu walee rawalee nit ñu feebar rawatina ñi nga xam te ne ñooy jigéen ñu wannu lar ndax nag ñu taxaw ngir ñu def kon poste de santé foofu la ca dëkk bi di Lumène Oumar Ndiaye. dëkk bi di Lumène bañ ko sosee ak léegi ëpp na juróom-ñeenti téeméeri at waaye boobu ba léegi de amul benn poste santé bu ñu fa taxawal moo waroon askan wi nag daan séqi lu toll ak juróom-ñeenti kilomètres wutal si Kaffrine ngir faju si Matar Loum moo di président association ànd suqali Lumène. jigéen ñi ku ci bëgg a mucc fii ak Kaffrine 7 kilomètres jigéen ji war a mucc ñu teg ko ci seretu mbaam guddi yàlla ji di taw xiin yoon amut. xam nga ne bakkanam mën na cee des. moo waral ndaw yi taxawal benn kuréel tuddee ko ànd soqali Lumène ngir nag tabax ab poste santé di sàkku nag ci nguur gi ñu gunge leen ci ay faykat ak i jumtukaay. ñoo ko dajale doomi dëkk bi nekk ci biir dëkk bi di bay ak ñi nekk Dakar di taaba seen ñi nekk bitim réew ñoo dajale lépp lu ñu am dox wax ba mool 5 tonnes ñu dem ca mairie ba ñu daggal ñu fii suuf ñu dem ca sous-préfet mu defal approbation ñu am audience ministère dem wax ak médecin chef régional wax ak médecin chef départemental ñu jox ñu autorisation ñu commencé liggéey bi woo état mu jàppale ñu ci liggéey bi équipé ko indi fi personnel qualifié. lu ni mel nag nekk xalaat buy jëmal ab gox mu war a doon nag royukaay ci yenn ci ndaw yi buñ sukkandikoo ci Ndëri Loum nekk au conseil des collectivités territoriales. Lumène ñoo ko xalaat ngir jàppale état politique de santé bi nga xam ne ni moo la war a def ci gox-goxaan lu ñu rafetlu la référence la ci jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yépp lu tolloog juróom-benn junni doomu aadama ñoo yeewu ci dëkk bi di Lumène askan wa nag nee nañu li ñu bëgg mooy bu ñu noppa ci seen poste santé boobu ñu taxawal seen bopp xalal leen yoon woo xam ne dina mën a jokkale dëkk ba ak godorong ba. Lumène Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye dañuy des foofu la ca Saloum wax lu saxal wàllu mbay mi rawatina campagne njaayam gerte bi FONAPST di mbootaay gi nga xam te ne moo ëmb opérateur privé stockeur yi ñoom nag ñuy ñaawlu li nga xam te ne Sonacos deful ni waa bitim réew ci wàllum njëkk yi ñaawlu nañ tamit yéexaay gu am ci wàllum fay facture yi ak yenn lu mel ni Sonacos ak yeneen leeral léegi Ibrahima Diamé. aljuma jile lañu daal di dakkandi lii di campagne de commercialisation arachidière bi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di opérateur stockeur yi doon maillon essentiel ci biir système bi di def seeni bilan ak jafe-jafe yi ci jotu dafa manqué. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 8h tegal fukki minute ak juróom-ñaar wax lu soxla wàllum politique ak ndaje bi ñu doon amoon démb doon ci waxtaan nag wàllum république di réew mi ak jafe-jafe yi nga xam te ne nemmeeku nañ ko bu yàggul ñi nga xam te ne ñoo fa teewoon ñëpp gis ne jamono ji réew mi mi ngi ci guta tax nag ñu gis ne ku nekkoon a def kamtulaay kàttanam ñu gën a dëgëral institution yi waaye tamit gën a dëgëral benno ak booloo ci réew mi. suñu république dafa jànkuwanteel ak ay menaces yu bari menaces yoo xam ne fu ne la jógee ak ay nit yu bari yoo xam ne ñoom ñoo ko fiy dugal la su fekkee ci àdduna bi am nañ ay monstre yu mel ni Trump wala Bolsonaro fii ci suñu réew ay monstre aussi ñi ngi fii loolu nag tax na ñu war a jànkuwanteel ak ñoom xeex ak ñoom taxawalaatal suñu réew di gis-gisu Amidou Anne di bindukat